télévision Futur Média sant leen gërëm leen ci àndandoo bi benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci tey jile tiitaange bu rëy a rëy ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass benn avion bu compagnie Ethiopian Airlines moom moo wàññeeku ay simili képp ginnaaw ba mu décollé li ko waral mooy benn ci réacteurs yi moo tàmbali woon di tàkk waaye amul kenn ku ci am ay gaañu gaañu mu di passager yi wala sax ñi bokk ci équipage bi. mbirum 94 milliards de francs CFA yi ñu ne dañu ko luubal ca direction des domaines ak coow la mu jur ñii di ay avocat yu Ousmane Sonko tey jile dinañ jàkkaarloog taskatu xabaar yi ñuy génn kon ay fan képp laata assemblée nationale di xoolaat lii di rapport bi commission d'enquête parlementaire bi def ci mbir moomu lépp bokk na ci xibaar yi ba léegi ñi yëngatu ci wàllum presse en ligne ñoom li ñu bëgg mooy defaraat seen liggéey boobule bu baax a baax ki jiite association éditeur ak professionnel presse en ligne li mu bëgg mooy ñu xaatim ci ni mu gën a gaawee décret d'application code de la presse bi dina mën a tax ba ñu lijjanti seen i jafe-jafe ñi bokk ci mbootaay boobule doon daje ak ministre de la communication démb la woon. reportage bu bés bi tey jile ñu jagleel ko waajtaayu màggal gu mag yi ca diwaanu Touba ci weeru safar wi ñu nekk nag taalibe murit yi ñu ngi def ay lu ci mel ni kon jàng alxuraan wala box ak ay xasida ci mbeddu Ndakaaru yi bëri na ay quartiers yu ñu dem defal leen ci reportage ci kanam tuuti lay doon nes tuuti ñu yaataleel leen loolu lépp mbokk yi. xaw tuut njombe am fële ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass tey jile ci suba benn appareil bu compagnie Ethiopian Airlines moom moo daal di atterriraat ginnaaw ay simili ba mu bàyyeekoo foofee ci aéroport bi li ko waral nag benn ci réacteurs yi moom moo tàmbali woon di tàkk ba tax pilote bi wàññeeku waaye mun nañoo jàpp ne amul kenn ku ci am ay gaañu gaañu dañu tiitoon képp kenn ci passager yi di wuyoo ci turu Abdou Khadre Ndongo ñu déglu ko Chérif Dia. Effectivement maa ngi woon ci avion bi jëmoon Afrique du Sud sur l'invitation de président Samsung Afrique àndoon ak délégation Samsung bu Sénégal avion bi nag bi mu décollé environ ay 10 minutes yooyu noonu ci lañ dégg benn bruit daal bu am doole ci côté droite bi ci noonu ci la pilote bi commencé def ay communiqué comme quoi que dafa am problème technique ci noonu ci la commencé def le tout pour retourner avion bi pour indiwaat ko aéroport Diass. waaw ba actuellement daal ñu ngi toog nii di leen déglu ba xam daal nan lañ maa def ba mën a eggalee suñu voyage ci même jour incha allah. mbooloo mi moom je sais que tiitoon nañ loolu wax dëgg yàlla ndax ku ne xam na ni moom problème ci avion moom xam nga kenn mënu ko expliquer quoi mais terewul garder nañu suñu sang-froid ba avion bi atterrir en plus gis nañ rapidement sapeurs yi ñëw nañ en plus ñu évacuer ñu ci avion bi comme ça ñoom ñu continuer def seen liggéey quoi. ni ko kenn ci passager yi waxee noonu Tidiane Tamba di ko dëggal moom moo jiite département relations publiques ak communication ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass nee na loolu la sax benn ci réacteurs yi moom moo tàmbali woon di tàkk waaye jamono ji ñi di secours yi gaaw nañoo ñëw kon ba lijjanti ko dem beeg dikk bi dooraat na foofule amul benn jafe-jafe ginnaaw si bu mu jur foofule Tidiane Tamba moom la ñuy déglu. tey ginnaaw bu ñu joxe information boobule ci la suñu équipe yi déclenché li nga xam te ni moo di plan d'urgence bi tey équipe yi nekkoon ci suuf sapeur pompier yi ak ñi nga xam ne ñoo di secouriste yi lëkkaloo ak ñi nga xam te ni ñoo di waa équipage compagnie boobule liggéey nañu ci liggéey bu rafet tax na ba tey avion bi posé wu ci jàmm ci tarmac aéroport Dakar Blaise Diagne amul benn jafe-jafe ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ci sant yàlla bu baax ci loolu lu ñu mën a wax rek moo di ci mbir mi ginnaaw bu mu amee opération yëpp ñu ngi déroulé wu normalement ci aéroport Dakar Blaise Diagne amul benn jafe-jafe ci trafic bi avion yi nga xamante ni ñu ngi ñëw Dakar wala ñuy jógee Dakar di dem ci yeneen gox yi ñu ngi dem di dikk ci jàmm ñu koy sant yàlla bu baax. tey ngi mën a wax ni que passager yaa ngi Dakar lu ci dem nag loolu ci compagnie bi lañ koy xoolee quoi.
ñu wutali ji diwaanu Sédhiou foofule nag dañoo bëgg a xeex ay accident yu bëri yi fay am moo xam ci tali bi la wala sax ci dex bi wala géej ndax du ñàkk yenn saay ñu dégg ay gaal yu suux foofule ba tax na benn association bu tudd Action Secourir daal dinay tàggat lu toll ci juróom fukk ci ay ndaw ci naka la ñuy wàlloo mi ngi xewee ca diwaan boobee ñuy duppee Sega Fula foofee nag tamit jot nañu ñaari vedette ambulance ngir mën kon di wàllu nit ñi ci bu gaaw reportage Bakary Konté Xaali Jàmme. ndaw yooyu dañuy jóge ci Binako si Sumakunda Susu Kutoto si Kiñin ko si Boraya ñoom ñëpp daal di ñëw fekkee formation bi en secourisme loolu nag ñu ngi ko doon amal si Sega Fula. mais juste faire les premiers secours ah jigéen su daane vraiment day am ay jafe-jafe maintenant lañ ñu war a def pour ñu sauver ko donc loolu moo tax ñu def formation bi. donc xam na fii ay nappkat moo nekk fii. des fois même daaw sama ñaar frère dañoo gaañ si kii alors que du ñu sol gilet amuñu gilet sax tu sais loolu jafe-jafe la. bu ñu amee kuy matu naka lañ koy génnee biir kër gi ba dugg ko ci biir ndox mi ba dugg ko ci biir ambulance bi ba keroog muy egg Sédhiou léegi day am jigéen ñu faatu ci biir ndox mi ci loolu lañ ñu woo bu nit ki accidenté léegi-léeg balaa ñuy àgg moom hôpital day fekk dee na loolu moo nekkoon suñu sabab loolu moo nekkoon suñu ñëw fii. jàngale les premiers secours bu accident amee comment baliser comment protéger comment alerter et comment secourir. ndaw yi Sega Fula ñoom nag kontaan loolu ci formation bi ñoom nag ñi ne dañu bëgg ñi daal di leen indil benn poste de santé ci seen dëkk. effectivement loolu la ñun ñi ba ñu ñëwee ku nekk duñu laaj indi nga garab métti ci bopp sama bëñ day métti sama biir day daw ma leen en tant que dëkk amul poste de santé ñu ne ma ñoom amuñu poste de santé mais loolu tamit métti na en tant que jigéen parce que jigéen mooy ëmb. mooy wasin mooy toppatoo njaboot donc bu wér gu yaram amutee naka la dëkk mën a dem avancer pour mu avancer day jafe parce que dëkk bi ñoom dox dëgg fa yàlla am nañ ay jafe-jafe. waa Boraya tamit ñoom tamit loolu la ñu bëgg maanaam benn poste de santé. c'est vrai que vedette bi ministre moo ñu ko may mais le problème fu ñu mën a indil suñu maladie yi avant évacuer di def ay longue distance bu ñu amee poste de santé suñu commune bi vraiment loolu dañ koy rafetal. après formation 50 ndaw yi nekk fii ci diwaan bi association Action Secourir et Sauver ñoom nag ñi ne dañuy wëyal programme bi ci Casamance yëpp ñi ñaan partenaires yi ñi jàppale leen ndaw yoo xamante ne dañ leen formé ñu mun leen jox ay matériel de secours. ca diwaanu Ndar Géej moom njàqare ci ay borom kër yu bëri rawatina ña nekk ca quartier Ngalel Nord extension ak Bango Sud ndax dañoo xëy démb tàmbalee yàq yenn ci ay kër yu nekk foofule ci teewaayu gouverneur ci benn site bu toll ci téeméer ak fukk ak ñeent ci ay hectares bu bokk ci domaine national waaye ñu ñuy yàq seen kër yooyu lee dañoo jàpp ni dafa am leneen lu ci laxasu te nangu wuñ leen koo wax Ibrahima Fall moom moo yore seen kàddu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. mbir bi kay moom foo ko nattu weesu na ko parce que borom kër goo xamante ne lépp lu mu amoon ci àddina dajale na ko ñëw defar ak ànd ak ay njabootam dëkk fi ñu def seen recensement du 3 au 20 septembre passé xayma nañ fi lu ëpp ñaari junney borom kër kooku moom dëkkuwaay la donc nag ñaari junney borom kër yooyu fi mu nekk nii ñoom la ñuy jéem a xañ seen ay droit domaine national boobu nag tey ji ñu nekk ñoo ko defar ba mu neex a dëkk ñoo fi dugal ndox ñoo fi dugal courant ñoo fi dugal téléphone ñun ñoo fi samp ay garab ak waa Eaux et Forêts ba tey ji mu neex a dëkk maire Saint-Louis nag taxaw ne dana ko nangu lu tax mu koy nangu parce que pétrole gis nañ ko ci géej gi gaz gis nañ ko ci géej gi béréb bii nag moo gën a jege aéroport moo tax it dafi bëgg sampay immeuble ndax xaalis a leen tax a jóg li ñu fas yéene def daal lu simple la démb bi ñu jotee information que Ndaraan dinañ ñëw tey ji démb woote nañu woo nañu presse bi wax nañ ak l'opinion nationale ak internationale bind nañ suñu mémorandum yóbbante nañ ko kilifa yi en citoyen nag franchement parlant loolu mooy li ñu war indi nañ seen ay forces de sécurité quadrillé nañu zone bi di jaay doole xëccanti wuñ ak ñoom ci doole. fii ci Ndakaaru ci HLM Maris ak immeuble yi nga xam ne gaynde yu jigéen ñi ñoom ñoo ko moomoon te ñu duppee leen ko sax nag xam ngeen ni fan yi yëpp ñu ngi leen joxoon àpp ngir ñu jóge fa ndax bâtiment yi dañoo yàqu te boo moyul mu jur njombe ñoom ginnaaw ba ñu lànkee nag ne duñu fa génn say jile Lyon basketball yi nga xam ne ñoom lañu duppee immeuble yi ñu ngi amal conférence de presse tey jile ngir wax ci jafe-jafe boobule am foofu ca Maris du ñàkk ci yeneen jotaayu xibaar dinañ ci egg seen yéen ci ni mu gën a yaatoo
ci wàllum dëkkuwaay la ñuy desandi ba léegi rawatina fii ci Ndakaaru démb moo doon bés bi ñu jagleel wàllum dëkkuwaay ci àdduna wërngal këpp ba tax na ñu def ci ab gëstu liñ ci nemmeeku fii ci capitale bi nag daanaka bëri na ay nit ñuy tabax waaye ñan ñooy tabax ak ci naka la ñuy tabaxee bëri na ñoo xamante ni duñ ci mën a jot li ko waral mooy loyer bi dafa cher bu baax a baax ak nit ñi ni ñu ñëwee fii ci capitale bi fees fi del loolee bokk na ci gis-gisu ki nekkoon directeur général bu SNHLM te jamono ji ñu dénk ko SICAP di Mamadou Kassé Maguette Soirée Diallo ak Pape Sangone Mbaye ñoo ci def ab gëstu. ab dëkkuwaay bu yomb fi ci Ndakaaru nekkatul lu yomb fii marché immobilier bi chaque jour nit yi dañ koy soxla ñenn ñu seen xel màcc ci boobule secteur ñoom li ñu xalaat mooy renouvellement urbain ngir yeesal Ndakaaru ak ay dëkkuwaayam. foo xamante ne daanaka boo jëlee xaaju li nga xamante ne ñi dëkk ci dëkku taax yépp li ci ëpp Ndakaaru la ñu dëkk suuf si nga xamante ne manqué na Dakar nit ñi toll ni ñu toll faw aussi ñu wëlbati développement bi maanaam yóbbu ko ci yeneeni gox ak goxaat yoo xam comme Déni Biram Ndaw comme Lac Rose comme Noflaay. beneen jafe-jafe bu ñu seetlu ci boobule secteur mooy njëgu location ni muy yokkoo. Dakar fi la lépp concentré wu bu da ngay gis koo xamante ne par exemple day tabax benn je sais pas du immeuble benn genre faux terrasse mais avec chambre bu ndaw mais da la koy louer à 60 000 francs. difficilement c'est difficile de payer. Amadou Fall 82 ans la am moom ngi fàttaliku at yu njëkk ya ci jamono yooyu terrain daanul dépassé fukki junni fii ci Ndakaaru. man bi may ñëw fii booba ñu ngi soogoo sanc daanaka Ndakaaru ay kër yu yomb fi nekkan maanaam fii Parcelles Assainies gi ñëw naa fi ñu ma fi jaay kër pànc entière ci 40 000 francs ca jamono. Pikine gii ba ñu soog a yenu dégg ba ñu naan ku yenu ne Pikine la jëm boo amee 40 000 francs am 50 000 francs am kër. exode rural bi ak nit ñu bëri ñi loolu yëpp tax na ba jënd njaay ak luwe kër nekk business bu dox fii ci Ndakaaru jëm ci wàllum foncier ay coow rek lay faral. jërëjëf Maguette Soirée Diallo ci Scat Urbam benn quartier bu nekk fii ci Ndakaaru la foofu ña fa yeewoo nag jafe-jafe bi ñu am mooy noyyi ngelaw lu baax ndax ndox mu bon bi fees dell ci seen quartier boobule ña fa dëkk sax dañoo jàpp ni loolee mën na jur ay loraange ci seeni doom ñi koy noyyi reportage Habib Faye Modou Diop. fii nii la ndox mi di bawoo ndox mi nag xet gi muy génne neexut benn yoon ci noyyi ndax lu ko waral mooy canal bi dafa fat tax na koñ bi yëpp taana ci diwaanu Scat Urbam la ñu nekk askan wi ñoom xamatuñu ana nan rek la ñuy def. woote na ñaari yoon kenn wuyuwuñu defaraluñu dara bàyyi koñ bi mu mel ni koñ bi dafa mel ni amul chef de quartier amul dara xooluñu ñu gestuwuñu ñu ànd ak suñuy doom di xuus ci ndox mi kër gaa ngi ne xejj canal yi sotti canal bi fan yëpp noonu la mel day xelli ba jumaay ja jéem ñu ñoo lijjanti koñ bi dafa mel ni amul chef de quartier amul maire amul dara. mi ngi nii dama ko commencé fee gis nga ko nii moom laa commencé roose fii ba fële di ko roose ndax suñu néeg yi cuuraay nanu ba mënatunoo cuuraay lu ne def nanu ko garas yi rek lu nu am def nanu ko ci xam nga ni lii am ak yow lu ëpp fukki fan xamoo ci menn pexe xale yi jël nañu déposé lu ne gas nañu def nañu lu ne mënuñu ci dara. ndox mi li mu leen jural bëri na yàq tali bi teg ci itam embouteillage yi saa su ne boo ci doolee askan wi ne ñoom seen wér-gu-yaram mi ngi tagga témbe. kon bi ñëpp a feebar parce que lii c'est dangereux rawatina xale yu ndaw yi gën di foo ci mbedd bi xale yi dañuy foo ci mbedd def seen tànk ni gën dem fii bëri na yàq oto jaamur yi même bul dégg sax mais déjà feebar bu ñu jox c'est dangereux ah. tali bi moom fii moom amatul tali bu ñu la am na tali ko doo ko gëm da koy dagg ba ca jàkka ja ba ci pentola bi lépp te fii la démarré fële moo amul njëkkoon am turu di versé ba fii tey léegi fii commencé woon encore mais loolu c'est pas normal. ndaw ñi muy tuut tànk yi ñoom bàyyiwuñ leen benn yoon te la ñu sàkku rek moo di ndimbal. te xale yaa ngi nii ku ci feebar seen papa lu nekk lañ ciy ñàkk ñenn ñi seen i papa gaañu nañ ñi ci def seen i maama leen yor. canal bi chaque jour dañ koy ubbi jeex ba sonn ndox bi du mun a dem chaque jour maire bi day yor affaire bi bant bi di tibb chaque jour day wax xale yi nañ tibb mënuñu si dara xanaa kuñ si mën a jàppale rek te yàlla tax. assainissement état moo koy defar mais ñun mënuñu ko defar amuñu moyen bu ñu ko defaree. est-ce que woote ngeen. plusieurs da ngay woote sax kenn du la faal da ngay mujj sax da ngay mujj énervé yow da ngay occupé sa bopp bàyyi leen.
lii di ab jafe-jafe gu metti goo xamante nit ñoom ñu ngi koy dund ay fan a ngi nii ñuy yeewoo ci diwaanu Scat Urbam lay seen jafe-jafe moo di wàllum assainissement te itam ñuy yuuxu wàllooy. mbirum 94 milliards de francs CFA ak titre foncier 1451R ak coow bi mu jur jamono ji ci réew mi avocat yi Ousmane Sonko tey di jàkkaarloog taskatu xabaar yi bu ngoon jotee lay doon ñetti waxtu assemblée nationale fii lekk aljuma dina sëgg ci li nga xamante ni moo di rapport commission d'enquête parlementaire bi ñu taxawal ngir mu leeral mbir moomule ci fàttali rek Ousmane Sonko moom nekk député jiite it parti Pastef boobule moom moo doon tuumal ancien directeur général bu domaine di Mamour Diallo ni moom moo luubal comme guni mel commission d'enquête bi ba mu noppee sax daanaka dafa ne moom Mamour Diallo liñ koy wax yépp dara amu ci. ba léegi ñu woy ci xibaar yi ak ki nekkoon premier ministre ay jamono di Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na moom bëbëtam nag mooy fexe ba waxtaan ak syndicat yëpp yëngatu ci wàllum jàng bi waaye loolee G7 neexu ko noonu Saourou Sène nekk secrétaire général bu CUSEMS bokk ci G7 ne bu ñuy waxtaan dañoo war a tànn syndicat yi ëpp dayoo ginnaaw élection de représentativité syndicale yi fi amoon moom loolee la gis waaye kii di Amath Suzanne Camara bokk ci jàngalekat républicain yi jàpp ni Mohamed Boun Abdallah Dionne li muy def yoon la ndax syndicat lu mu tuuti am na lu mu war a mën a wax ci jàng bekk ni muy doxee fii ci réew mi pafare ñi nga Lamine Mañam. waa G7 di mbootaayu syndical boo xam ne di yëngu ci wàllu njàng mi nee nañ mukk duñu nangu état bi di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk waa G20 bu dee mbootaay moom sax di G20 ñoom rafetlu nañ li premier ministre bi wax. ñun ñëpp ñoo toog ak gouvernement wu Sénégal syndicat yëpp. yi bokk ci njàngale mi ñu xaatim benn document benn texte buy wane ni élection yi yu ci tukkee nii la ñuy xel di doxali gis nga doxalin woowu ñu tënk ci papier du ñu nangu mu kenn salfaañi ko duñ ko nangu. di xaar aussi gouvernement bi loolu mu def ko tax waroon na ko def bu yàgg ndax loolu élection de représentativité moo fi amoon gouvernement bi imposé ñu am 10% rek lay waxal lay toogal loolu tegul fenn mais tey dialogue buñ ne dialogue ñëpp ci bokk. Le dialogue est inclusif donc waroo bàyyi ñii bàyyi ni ndax loi bi moo ko permettre. secrétaire général bu CUSEMS nee na nguur gi warta nag violer lii di texte yi Saourou Sène jàpp ne ñii di waa G20 dañoo war a ñëw ci ñoom wax leen seen i jafe-jafe buñ jàkkaarloo nguur gi daal koy mën a wax. bu ñu toogee ñun G7 ak yeneen organisation syndicale mais ñu waxtaan ci suñuy jafe-jafe mais loolu bu amee nag syndicat wu G7 ñoom ñi nga xam ne arrêté bi ñoom lay wax ni ñoom ñooy discuter ak gouvernement ñu porter question yooyu devant le gouvernement. G7 wala G20 liñ ci mën a jàpp mooy seen revendication yi benn lañu la ñu bëgg mooy la ñu xaatimoon ak nguur gi ñu sàmmoon teg loolu. mooy lenteur administrative yi di am. acte yi yéex a génn acte de validation acte de reclassement acte d'avancement yooyu moom vraiment dafa war a gaaw warul yéex rappel yi aussi enseignants yi dañuy xaar seen rappel ay ati at duñ ko jot tey boo xoolee gouvernement bi mu ngi yoreel lu tolloog 100 milliards téeméeri milliards jàngalekat yi donc loolu da ko war a fay gaaw. xeex pour que li nga xam ne mooy système de rémunération des agents de l'État nga xam ne ñëpp d'accord nañ ni niñ ko tabaxee baaxul ñu xeex pour que ñu corriger ko. benn ay bés rek gannaaw ba ñu ubbee l'école li ancien premier ministre daal di wax ne organisation syndicale yëpp la ñuy waxtaanal li nu mel nag boo moytu dina indi jafe-jafe ci wàllu année scolaire bi. ñeneen ñu am ay jafe-jafe muy taskatu xabaar yi yëngatu ci xarala yu bees yi ñu leen di duppee presse en ligne ñoom démb nag daje nañu ak ministre de la communication ngir waxtaan ci jafe-jafe yooyu le kii jiite association éditeur ak professionnel presse en ligne li mu gis mooy dañoo war a ci ni mu gën a gaawee xaatim décret d'application bu code de la presse bu bees ngir fexe ba lépp lu bokkul ci seen métier boobule ñu jëlee ko ca Ibrahima Lissa Faye rax ci dolli ne faw ñu taxawal fi benn observatoire de qualité ngir rek mën a defaraat métier bi ni ko article 177 bu code bi waxee Fatima Touré ak Ababacar Camara ñu ngi woon ca ndaje ma. dérive yu bëri ñu nemmeeku ko ci presse en ligne bi loole nag moo waral ñu nga xam ne ñoo ci yëngatu di ay journaliste ne dafa doy moo tax sax ñu dem jàkkaarloo ki nga xam ne moo di ministre de la communication waxtaanee mbir moomee ñoom nag tey lu ñu bëgg mooy ñu daal di raxasaat seen métier bi lee. dañu daje ministre bi pour xool li nga xam ne jot nañ ko def ak li des lu ñu war a mën a def ci métier bi pour mu gën a ñoŋ et bi ñu ñëwee gis nañ ko mu présenté ñu li ñuy wax carte nationale de la presse benn spécimen bi kat li ñuy def mooy dañ koy rafetlu ndax dara amu fi woon ñëw na proposé ñu gis nañ que
am na loo xam te ne mën nañ ko waxtaanee suñu biir pour mën a ko gën ko ñoŋal gën ko def mu nekk carte bu am solo et donc loolu la ñuy def. ca wàllu woowee moo tax Ibrahima Lissa Faye di xamale ni ngir loolee mën a antu faaw rek ñu daal ci appliquer nouveau code de la presse. te code bi tant que appliqué wuñ ko ñun ñuy journaliste suñu métier day sooxee du dootuñu mën a am titre dootuñu mën a ndamu ne journaliste lañu ndaxte gis nañ ko ne vraiment saa su nekk nit ñi dañuy traversé fu nekk di dugg fu nekk et dañuy ñaan yàlla vraiment que président de la république mu signé décret yi nga xam te ne moo war a mën a tax ñu appliquer code bi. ministre de la communication ne dégg na leen dalal xel yi ne lépp li nga xam ne ay matuwaay dinañ ko jël. L'État entend mettre en place des instruments nécessaires. nguur gi nag jël na ndogal gunge leen ci xeex boobu ba nga xamante ne corporation bi dinañ ko assainir bu baax a baax. looloo waral nag depuis man bi ma ñëwee ci bopp ministère communication booy xool dañoo gaawal yëf yi sax ngir nag lu jëm ci projet code de la presse boobu texte yëpp ñu daal di koy jeexal ci loolu nag mën naa leen wax sax ne la lu jëm ci commission bi nga xamante ne moom mooy valider lu jëm ci carte de presse yi loolee jëmmal nañ ko ba noppi. te leneen lu soxal décret fonds d'appui et de développement de la presse maanaam loolu nga xam ne moom moo remplacé ndimbal bi ñu doon jox presse bi loolee ñu ngi ci te léegi ñu finaliser ko. Remplacement de l'aide de la presse est en cours de finalisation. ñu toog ci cadre de concertation daati waxtaan ba rek daati trouver ay solution ngir rek daati raxasaat li nga xam ni moo di métier journaliste fii ci Sénégal loole nag moo waral tey jii ñoom ñi leen di acteuru presse en ligne bi ne xel dal na ba lépp li nga xam ne rek moo di seen i bëgg-bëgg xam nañu ni ministre de la communication dina ko antul. li ñuy duppee genre nag mooy fexe ba tollole ci diggante góor ak jigéen moo xam ci wàllum liggéey la wàllum payoor war a sax ci àq ak yelleef Sénégal ak ay partenaire am loolu moom mooy seen mbëbët naam Sénégal li ñu fi nemmeeku mooy jigéen ñi daanaka ñoom ñoo ëpp góor ñi booy xool tamit ndaw ñi ñoo ëpp mag ñi waaye fexe ba gën koo dugal ci bopp askan wi rawatina ca diwaanu Ziguinchor nag dañ faa door benn caravane de sensibilisation am na benn réunion spéciale bu comité régional de développement bi amal ca gouvernance ba Aminata Dior Ndiaye kenn la ci partenaire yu état bu Sénégal ñu déglu ko ci micro Boubacar Diassi. Au-delà d'améliorer les conditions de vie des femmes, nous voulons améliorer leur position sociale. Et nous appuyons aussi le ministère de la Santé, justement, dans le cadre de la mise en œuvre de du genre transformateur, le ministère de la Santé, dans le cadre de l'institutionnalisation du genre au ministère de la Santé. Et c'est l'objectif aujourd'hui de cette rencontre. di jégalu élément boobule en français la du ñàkk kon xëy na yeneen jotaayu xibaar dinañ ko dégg niñ leen ko doon waxee nag ñu ngi ci weeru safar gi di waajal màggal gi yemuk fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bile 17 octobre lay doon waaye laata loolu taalibe yi ñu ngi ci yëngu-yëngu yi fii lekk bés bu mag bi fii ci diwaanu Dakar nag bëri na ay quartiers yoo xamante ni taalibe yi lañ fay def mooy di jàng alxuraanul karim wala sax nag ay xasida teg ci di togg ay ñam di ko séddale nit ñi loolee lépp ngir kon nit ñi mën a bég Médina Colobane ba Pikine fu ne Abib Faye jaar na fa reportage. ab ngëm-ngëm gu dëggul lañu ci àndal liggéey ngir jox askan wi lañu lekk safar waral li ni mel tax taalibe murid yi génne seeni koppar ngir rek mën a bégal askan wi fii ci diwaanu Médina la nga fiy dégg moo di xasaayit ya ñuy jàng daayira bi moo def li ni mel la ko waral moo di ab ndigal goo xamante ni Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba joxe na ko. xamuñu leen daf ñoo yar ci lii la ñu yar togg yekk bernde joxe liggéeyee sëñ Touba. méttiwul de ndax affaire sëñ Touba moom amul coono xéewal rek. bëgg ko ba fu nu sonnee bàyyi. daayira bi bëri na lool ay ndaw tax na commission bu nekk samp nañu ko ngir lépp mën a yemb ci safar gi. organisation bi mooy ay mbokk taalibe yoo xam ne dañuy def at mu jot bis bu ne ñuy daayira par àllarba ak par talaata lépp luñ ci am di ko jël di génne seeni poos di dugal ci kees gi tuddee ko keesu safar. ci ni mu bëggee alxuraan ak fa mu tegoon alxuraan ak bu muy génnee dem Ndar na alxuraan jooyee ba mu wax ak alxuraan ngir am payu Sëriñ Tuubaa ndax safar bi bu ren bi ku ne xam na nu mu demee Masaalikul Jinaan ku ko gis ak la xewoon àjjuma ji ñu génn koo gis di nga xam ne màggalu ren bi dana dàq màggal ñuy weesu yëpp Sëriñ Tuubaa nag ay mbiram moo demee noonu.
bon lu ñuy def c'est du tradition li yàgg na parce que c'est des cafetières turques sëñ Touba ba mu ko dalee def depuis 1902 ba tey boo demoon ba Njaareem man Njaareem laa dëkk. maanaam segg ak morso. segg ak morso ak di segg ak cafetière turque. Café Touba dafa yàgg si lii moom dañ koy def chaque année waaye nag yàlla dafa dogal kër gi kërug cosaan la goo xam ne maanaam ci liggéey Sëñ Touba rek la fa xam. ca Medina jàpp ca Masaalikul Jinaan taalibe murid yi ku ci nekk yaa ngi dem ci jumaa ji ngir jàng alxuraan waaye itam ngir ñaan sa borom. mooy bu weer wi xasee teru lépp loo xam ne dafa jëm ci ak cant wàllu bernde ak jàng alxuraan ak jàng xasaay daf ko àddi Serigne Touba ci loolu la ñu nekk. dañ koy tàmbale rek ba xam naa su desee ñaari fan ñetti fan ñu waaj takk daal di dem Touba ñenn ñi waaj ñenn ñi sax am na ñoo xam ne sax su desee juróom fan la ñuy dem waaw ndax waaye daal ñun daal boobu ba léegi bu benn fan bi taroo ba léegi ñu ngi fi di fi liggéeyal Serigne Touba. Safar nekk ñaareelu weer ci atub jullit ñi murid yi di ko màggal bu weer wi tëroo ba jàpp fukki fan ak juróom-ñett mu tombeek màggal gi loolee itam di firndeel tukki gi Serigne Touba demoon ca Limbarwali tax na jamono ji fii ci biir Sénégal ku ci nekk yaa ngi safar ngir màggal bés bi lee. jërëjëf Abi Faye ñu wax tuuti politique ak ndaw yi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk ca département bu Mbour ñoom nag nee nañu boo moyul dinañ door ab ñaxtu xiifal li ko waral nee nañu directeur généraux ak bépp ministre yu bàyyeeko foofu lee ca département bi may nañ leen ab juróomi fan ngir ñu gestu leen ndax dañoo jàpp ni ba ñu toogee ba léegi faale wuñ leen lu ci mel ni lijjanti leen ay xëy ak lu ni mel ndaw yooyu lee dañ doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ñu teewal ca département bu Mbour. ay ndaw yu bokk coalition Benno Bokk Yaakaar bu Mbour di xamle ni ba léegi ñi ñu fal di ay directeurs généraux ak ay ministres ñu ngi leen di seetaan ba tax na dimbalewu ñu leen dara ngir ñu am liggéey li ñu mel a tax ñu fas yéene xiifal ci fan yu ñu jëm nii. li leen son excellence jox nañu ci jox suñu wàll nañu ubbi seen téléphone yi suñ leen di woo nañ ñu jël mais depuis que son excellence gagné dootoo ci woo kenn ba jot ko. 5 jours yi nga xam ne ñu ngi leen koy may. soxlawuñu ku ñu woo may ñu 100 000 wala 200 000 dañoo sonn ci woote boo xam ne booy ñibbi ñu bokk la ne la am paas dëgg la na xam sonn nañ ay cas social lañ gis nga rouge bi ma sol nii dañoo pare jaral nañu lu ne parce que il est temps ñun grève de la faim la ñuy def. ndaw yi nga xam ni ci majorité présidentielle bi la ñu bokk di xamle ni responsable yi ñu jox ndombal tànk yi taluñu militant yi seen njaboot la ñu jiital ci lépp. tey mën naa ne ministre Omar Youm tey jii ministre Omar Youm tey war naa jàppale département de Mbour rawatina commune de Mbour. madame Sibi mën naa ne télé laa koy gis wala may dégg turam depuis que ñu nommé ko ministre ba tey musuma ko gis fii commune de Mbour mu wàcc ci base bi Mamadou Dione Kosek moom tamit ñu ngi koy interpeller di leen wax ne lii ñu leen di laaj lu ñu moom la ñun ñoo ko moom parce que soo déggee ma ne ñun ñoo ko moom. ndaw yi nga xam ni coalition Benno Bokk Yaakaar bu Mbour lañu ne di yëgal njiitu réew mi li ñu nekk di dund li ni mel sax a tax ñu laaj Macky Sall ngir mu xayma liggéeyu ndaw ñi ci département bi ngir mu mën di jox ay ndomb tànk ñi nga xam ni jege nañu askan wi ak ndaw ñi. bonk bu mujj ci xibaaru digg bëccëg yi li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. ak paluk Amadou Lamine Dieng ci bopp IPRES observateur xëy jàpp ne président Macky Sall dafa tàbbi ci ndëgg sërëx foofe ndax syndicaliste yaa nga yëglu ndax dañoo jàpp ñoom yooyu syndicaliste ne président daa jalgati yoon ak nam fale sëñ Dieng akub décret ca IPRES dub moomeelu état bi ñoom syndicaliste yi nag dàqunu xalaatu jokkoo ceeg BIT bureau international du travail ñu ne ngir ñaawlu palgeeg palin wi observateur ne ci mbir mi nag conseil d'administration bi bu IPRES fas nañ yéene ñoom it jouer seen rôle bu mat daan amal ndaje seen biir ëllëg ngir tànn kuy Mamadou Sy Mbengue ci bopp IPRES secrétaire général CSA Elimane Diouf moom ne benn faaw ñu daal di dëggal li nga xamante ni mooy demuk Mamadou Sy Mbengue ci bopp ak IPRES bi ci topp ñu wutal ko ku ko fay wutandi dip intérimaire laata conseil d'administration bi def appel à candidature ngir tànn nag ginnaaw si ab directeur général ni mu demee woon ci ñaari directeur général yi fi romb observateur ne dimanche ji nag ñoom syndicalistes yi président dalal na leen ñoom it wiiri wuñ ca sàkku ci moom mu tegaat ci suuf paluk Amadou Lamine Dieng mu xamal leen moom kilifa gi ne jëlagul décret bi dëggal pal gi syndicaliste yi ne yaakaar nag lu nu génnee ci ndaje moomee yaakaar ne président dégg na leen ca dina fexe ba ak dal ci climat social bi am ci IPRES lu ko mooy ñu ne ñu def li leen yoon may Ousmane Sonko moom la mu njort ci moom président mooy ne moo ki ñoñom dañu koy fexe dakkal carrière politique am observateur xëy ne ana lu muy tiit moom Ousmane Sonko Sud Quotidien ne lu jëm ci sàkkal pexe say wujj politique de su dee lanu koy waxal dëgg la moom président Macky Sall day fexeel Ousmane Sonko ginnaaw Karim Wade Khalifa Ababacar Sall su boobaa ñu ne dafay faf raw day sax double
doublé foofee Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ci noppiloo sa wujju politique Moustapha Diakhaté ji Vox Populi weddi ne président day fexeel Ousmane Sonko daa fekk rek mu ne Ousmane Sonko ci boppam moo salte nu muy politiquer doxalin wu sell la ciy doxee mu ne las moom ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards yi Karim Wade war a fay Sénégal ak gisewaat gi diggante Baye Dia président Wade ak président Sall baara yëgoo gu rëy la gis ci diggante bi le grand deal la las wax Khalifa Ababacar Sall Mbaye Touré Yaya Bodian ak seenuk bàyyi direct info xëy ci secret yi mu wër mu ne njëgal gi xalifa bu tedd bi ca Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu ne daa naroon dellu ñaareel bi yoon Rebeuss ngir seeti fa Mbaye Touré président Sall dig ko ne dina ko libéré direct info ñëwaat nag ci relation bu xóot mu ne diggante xalif général ku lu murit ak njabootu Touré maître Khassimou Touré bokk ci njaboot googe it ñu ne ci mbir mi la ko waxloo defloo ko mooy deret a ko jógloo université yu Sénégal ak jafe-jafe yeeg meruk étudiants yi source a xëye ko yéeni kaay bi ne étudiants yi ci demoon ci daaray privé yi doon bëgg a jot ci seeni lijaasa wala attestation dañ leen a gàntu ne leen état bi leen fa yebal daf leen ameel $2 milliards source a ne Ziguinchor ba Ndar jaar Bambey meruk étudiants yeeg jàngalekat yi foo ko natt wees na ko waral laaj bi ci yéeni kaay bi mooy mbaadu ami njeexite yu bon ci atum njàng mi di 2019-2020 weeru mars atum 2021 nag la Sénégal di waajalam ndaje mu ñu naan 9e forum mondial de l'eau tribune ne Sénégal $2 milliards ak genn wàll la ci fay privé français ci yéenekaay bi Abdoulaye Sène secrétaire exécutif bu 9e forum boobee naan ca ndaje mi dina ami njeexite yu baax ci wàllu koom caada politique ngir Sénégal waaye loolee yeyul Mignane Diouf président forum social sénégalais mu ngi xamle ci yéenekaay bi ne xamul forum bu nuy laaj koppar yu ni toll réew ma koy dalal kaaraange Sénégal ci wàllu jaww jeeg suuf si kilifa yi yokk matuwaay yi enquête ne dañ caa blindé wu daanaka caabi la ubbewu ci njàppale nag kër gu xeetoo Amérique di Securiport ngir gën a mën a may gët bërëb ñu ne nga xamante ni ci la ñuy duggee wala génne Sénégal moo xam ci jaww jël wala suuf fukki nouveau poste frontalier yu bees jumtukaay yu xereñ na ko noonu ci yooyu jamono ci aéroport international Blaise Diagne ndeke am na fa yenn ci contrôleur yu dugal njubadi ci seenaw liggéey ak doxalin ak di fexe jàllale yenn aji tukki yu seen këyit bon libération ne section recherche toj na fa mafia ñetti contrôleur yu nu fa teg loxo dañ leen a fayoon $2 millions ngir ñu jàllale bàyyi mu embarqué benn doomu Sri Lanka assemblée nationale jëm ci yeesal ngir règlement intérieur dina kër gay doxee le quotidien ne bokk na ci yooyu yeesal commission économique générale gënu fa xar ñaar taxawalu comité buy natt politique publique yi ceex na bokkum ci les échos ne dara la ñu doon yaakaar ci yooyu yeesal ak fa yëf yi teere ak wuute da caa am ndax moom ceex na bokkum dafa gis ne majorité ba di ñu fa ëpp toogu la ñu gën a def mooy yokk seeni ndëgër laay di privilège que yokk li nga xamante ni mooy seen sañ-sañ ak taxawaay gi leen war ne ndawal askan wi ndawal ci boppam nag sekkee nag njawee ni bu nu yeboo xoolaat bu baax fa nu koy jëndee ci mbedd yeeg marché yeeg tàng na frox caay ak yeneen ndax ndawalu fas gu ne fes ci dëkk bi ca kenn xamul fu nu ko yóbbu observateur ne ca weti arène nationale bu ndakaaru dañ faa fekk ñaari fas yu nu fa rey fees yóbbu ndawal ga ba fa karkas yi police nag ubbi na ci enquête may digal sekke nag njaween ni bu nu munta ba ndawal it ñuy dem fu mel ni Seras wala ci yenn bërëb yi nga xamante ni dañ fa lewatale ci anam yu leer. mu ngoog mbokk yi fii la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg yi sant ko gërëm ko bu baax El Hadj Sène Gueye ak yéen ñi àndoon nag télévision Futurs Médias yeneen i xibaar bu 19h30 jotee lay doon incha allah jërë ngeen jëf di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.